gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence. États-Unis dafa neex États-Unis da ngay melax. ah oui. ah bon. États-Unis da ngay nes yi. ah bon. non tubaab yi dafa neex États-Unis. surtout nag Miami bi ma nekk. ah non kon yow da nga noos yow da nga dem vacances. ah dama vacances ça va damay vacances ba pare soog di ñëw nag New York. Buzz il est ébahi Buzz instant bi il a perdu ses mots quoi. mais pas bi dafa ragé. mais nag seexoo féexoo yàlla teg ko kenn. macha allah. seexoo féexoo yàlla tegu ko kenn. Père dafa 1 an yoo xamante ne mu ngi gérer ay événements am nekk ci plateau yi nekk ci làmb ji di liggéey di sonn nekk ci sponsor yi mais mu dem dallu ci vraiment ci vacances mais Père. dooni may sant yàlla rek. Buzz yaa ngi dof de. non Buzz fi nga ko jëlee rek quoi fi nga ko jëlee parce que nag Père aussi boo bëggee dégg-dëgg da nga rajeunir sa loxo mi ngi ci soos comme ni ko xale yi di waxee. kaar. man mënuma laa macha allah déedéet bàyyi ma laal bant rek. mais Père. macha allah. léegi ma jël tumaani ñuy waxtaan ci Balla Gaye 2 te coow li yëpp yaa ko waral ah parce que bu dul woon ñëw coow li duñ ko wax combat Balla Gaye 2 dëgg ah gars yi moo tax ñuy coow combat bi nga jàpp 8 novembre jékki-jékki jàpp ko le 27 novembre. ba le 28 28 novembre. xanaa tey. kii bi moo tax voyage États-Unis moo tax nga bëgg combat bi xanaa da nga bëgg a noos tuuti États-Unis soog a ñëw. non pas noos damay noppalu ko rek. damay noppalu ko xoolaale sama njaboot bi nekk fii et tout ça voilà mais du leneen c'est que nit ñi je pense que dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw daal. parce que xaw ma nit nu muy yéenee moroomu jullitam feebar. loolu ci boppam ca Sénégalais yi dañu tàmm lu bon. dañu tàmm suñu daanaan am na xam naa ne bi nu bindee loolu sax am na ñu ne ñëw Gaston. waaw dina am ñu ne ñëw Gaston moom mi doon Balla Gaye ñeenti combat. nga xam na fu mu jëm léegi. day am toujours ay dessous yu nekk ci ginnaaw nan bàyyi loolu yàlla noppi na ci nit ñi. ok. Balla Gaye dara jotu ko. ah bon moom laa déparé ñëw mardi ci guddi. mercredi du moins. man bi ba déggee loolu sax dama war dama ne xanaa Balla feebar bi kañ la. mais et puis sooy yéene nit nga yéene ko lu baax yéene ko jàmm. mais dooy yéene nit feebar. et puis ku dul feebar sax amul même su feebaroon. mais kër goo dugg am na fa ku feebar. ku dul feebar amul. mais moom yàlla baax na dara jotu ko. mi ngi sant yàlla d'ailleurs yéen defe naa ni déglu ngeen ko tey jël ngeen ko. ci liggéey bi jël ngeen ko ci gastonproduction.com. mais nit ñi nañu yéenante jàmm Sénégal ñëpp benn nañu bu kenn di yéene nit feebar. parce que ñun ñëpp war nañoo mën a feebar sax fii ak combat yi. mi fan yee passé rek feebaroon na. waaw mais saa yi moom daa bees tax. waaw yàlla sant yàlla parce que yàlla mooy bëgg a won nit ñi que ne que kañaan baaxul. na nit ñi yéenante jàmm koo yéene musiba rek wala nga yéene ko xaalisam seey wala nga yéene ko ñeenti combat yi mu jox Balla Gaye yàqu dara da ngay ñaaw ci xare bi rek. mais Père est-ce que aussi c'est pas la posture de Balla Gaye en tant que star boo xamante ni bu amee benn grippe bu ndaw sax day xaw a siiw est-ce que du loolu tamit moom am. mais posture Balla Gaye jarul nga koy feebarloo waxal leneen mais grippe bu ndaw ak nangam bu amul grippe bu ndaw amul dara Balla Gaye man dafa ma posture ah. dëgg la. dëgg la feebar naa fi kenn yëgu ko nit ñaa ngi feebar kenn yëgu leen. mais pourquoi siiwal wax yu bon et puis presse bi vraiment daf ci am une certaine presse boo xam ne ils sont dégueulasses. ils sont vraiment dégueulasses parce que am na yoo xam ni même chef presse yi sax waruñu di accepter ñuy génne yooyu seen i site ak seen i presse.
parce que affaire da nga ko war a xool ba mu wóor ni lii am na. mais nit mën na sax toog dara du ko jot mu dem tëdd fenn tëdd ci hôtel noppalu wala tëdd ci clinique wala tëdd fenn noppalu pour defar yaramam. léeg-léeg nga gis ku liggéey ba sonn dem Nice Côte d'Azur. pour retaper wu dellu soit. dëgg la dëgg la. il faut ñu xam les bonnes manières ca bàyyi wax yoo xam ne dara du ci dëgg. il faut presse bi bàyyi sos. am na titre yu ñu gis xaw nañu tiital quoi boobu ne Balla Gaye gravement malade. gravement wala ma loolu rek ñoo gravement malade de la tête. ñi bind loolu ñoo gravement malade. parce que xol bu bon soo amee xol bu bon sa cœur day fati da ngay feebar. feebaru xol moom la ñu am. xanaa xamoon ni léeg-léeg nga gis nit dee rek ñu topp mais pourtant démb rek romb na fi wala dégg nañ ko démb fekk boobu xol bi mooy woñaaru du woñaaru ba dee far. dëgg la. bës nga waaw. waaw ñëw ci yow Sow pour la àddu léegi. mais père tamit dafa am loo xam naa ko laaj. lu dul feebaru Balla Gaye. quelles sont les vraies raisons ba père décalé combat bi du 7 novembre au 28 novembre loolu jaaxal na Sénégalais yëpp. non man maa ko décalé ci sama coobare ba parce que man it dama sonn. xam nga yow dara umpale ci li ma daj ren. xam nga combat yi ma taxawal nag dafa rëy nag. saa dana jàpp nit ñu baax ñi ñu kontaan ci mais am na ay jaloux. yoo xam ne teg foo xam ne xamul bi ma toogee ba xam ñu jóge ci corona bi jóge ci lépp bon ñuy ñaan yàlla mu jeex tàkk ma toog nag war a ni le 7 novembre ma toog calculer ni war naa fee tukki presque 1 mois naa décalé décembre sax laa ko bëggoon a def décembre sax laa ko bëggoon a def mais ma ni bon décembre ak 28 novembre benn la ma ni naa ko def nag nit rek lanu nit day noppalu day récupérer mais lenn taxul. kon na nga sonn rek moo tax nga pousse combat bi quoi. du feeb parce que nag doo topp liggéey ba rey sa bopp. doo topp bëgg ba rey sa bopp. dëgg la parce que li man itam balaa may bàyyi tumaani muy ñëw. doo ne Balla Gaye Bombardier. non may ma tuuti. doo ne Balla Gaye Bombardier. war cee teg Bombardier Eumeu Sène war cee teg Balla Gaye Boy Niang war cee teg Balla Gaye Gris Bordeaux war ci teg Balla Gaye Eumeu Sène war ci teg yeneen combat yi nga xam ne maa ngi koy wàcce da ngeen ko dégg ci fan yi Alioune Seye 2 os. garaaw Alioune Seye 2 os boobu taxaw na ba pare. Pakala. Forza ci jouru Balla Bombardier lay nekk mais am na yeneen yoo xam ne yu bees tàq yoo xam ne su génnee dëkk bi tasaaroowaat moo tax ñu iñaan ak ñu soxor na delloo si xol yi ñun ñëpp ñu bëgg a baax rek jéem a baax jéem. mais père allo père yaa ngi dégg. waaw léegi man am na leen. waaye bës yaa garaaw yow ak saw ardo xoma bu ci gën a garaaw. non soo ardo dinaa la bàyyi ak moom léegi mais man am na leen loo xam bëgg naa tamit une bonne fois pour toutes nga leeral ñu Sénégalais yi parce que combat yi itam yow yaa ko tëgg yaa ko donc yow yaa gën a xam du nekk contrat yi mais ñun dañu wax rek sama classe geeg classe u Lamine Lutte TV ak yooyu noonu dañu ni que Boy Niang bu daanulee Tapha Tine bu bëri est-ce que loolu moo nekk ci contrat yi wala quoi non jamais man damay tëgg yooyu itam man professionnel la Balla Gaye dafa moom nit ñi Tapha Tine dafa moom nit ñi kii nu mu tuddati Boy Niang dafa moom nit ñi bi may tëgg classe di dajale classe bi ay poule dama xamoon kuy daan ak kuy daan dañ doon daanandi ci seen biir mais lamb sport rek la kooku waxin la rek suñ ko waxee noonu xëy na pour def benn bruit comme yéen presse bi lu leen neex ñu def bruit ñu ni suñ neex ñu créer bruit mais xam nga ni loolu yéenul maanaam dama jox Balla Gaye avance contre Boy Niang jox Boy Niang avance contre Balla Gaye mais bu nekkee da nga tëgg 28 novembre combat Balla Gaye ak Bombardier ban mooy nekk sa prochaine date wala sa prochain mois. au mois de février su neexee yàlla ci laa bëgg a tëgg Eumeu Sène ak Bombardier le 4 avril su neexee yàlla ci laa bëgg a tëgg Balla Gaye ak Boy Niang wala Balla Gaye ak Gris Bordeaux. lu tax ñu dem ba juillet Balla Gaye ak bëreeg beneen ki nga xam ni bëreewul 4 avril. lu demee ba après nag. Balla Gaye Eumeu Sène ñooy mujjee. le fait que Balla Gaye Boy Niang ak Balla Gaye Gris nga am ci doute ci combat boobu ci kan ngay jiital
xanaa non parce que comme Boy Niang dafa am combat ci diggante bi su fekkee ni teel naa bëre jàpp na datu décembre le 19 décembre mais ñun dañuy suñu bëgg-bëgg la ñuy wax mais yàlla mooy dogal man wax naa sama bëgg-bëgg Balla Gaye Bombardier mais yàlla mën naa dogal leneen ci Boy Niang Tapha Tine nit yàlla mën naa dogal leneen li yàlla dogal na kenn mënu ci dara mais Gris Bordeaux bi nga xam ni moom amul beneen combat à l'avance tey su yàlla dogalul dara comme Boy Niang moo jëkkoon a jël avance mooy bëri te loolu la ñuy ñaan yàlla bañ a dogal dara dogal jàmm rek. incha allah rabbi incha allah. mais soo ko la Ardo ma bàyyi la nga dugal ay question gars yi nee nañ tamit ñu ngi Cheikh Thiapa Thiouli mu ngi précisé ni que 4 avril day tombé ak weeru koor bi yoon. donc bi yoon moom naan ñuy perte 4 avril bi mais dañ koy def mu jege rek. ah non loolu moom xam nga suñu bëgg mais su tombé ak weeru koor dañ koy génne. dañ koy génne effectivement. soo ko la Ardo doy posé père. non mais macha allah Beuz maa ngi koy nuyuwaat bu baax a baax père di nuyuwaat ñi seetaan ñëpp question bi ma ko njëkkoon a bëgg a posé mooy laaj nga ko Balla Gaye de Boy Niang Aziz Ndiaye def sorti Tafa Kandji aussi je pense que Lamine TV jël ko ci Instagram bi mu am lu mu ci leeral donc je pense que tey loolu féete na boor Balla Gaye de Boy Niang quel que soit l'issue du combat Tapha Tine Boy Niang donc combat boobu day am donc je pense que ce débat là il est clos père li ma lay bëgg laaj xam nga foofu léeg-léeg xam nga Aziz seen morom la su ko neexee moom lu ko neex lay def moom itam day yokk sax buzz ci combat Gaston yëpp yokk buzz da koy defar day léeg-léeg su gaa yi nekkee ci benn coow di coow mu woon leen ni moo leen gën a nekk xale rek daal di sànni benn bomb moom itam gaa yi def loola coow waaw mais loolu rek la du leneen macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Aziz Ndiaye père li ma la bëgg laaj mooy longueur d'avance bi nga am ci say naataango promoteur 2 fois bi ci njëkk mooy ba la passé bi affaire yi tëjee père jël date boobu kenn xamagul ndax mbir dina tijji bi aussi père bi njëkk jël 7 novembre ba nga koy wax léegi boobu fekk na gouverneur arrêté na kenn xamul lu yam longueur d'avance boobu fan la jógee. xam nga longueur d'avance aw ma benn longueur d'avance ci promoteur yi ñoom ñii samay rakkala nu ñii samay jarbaat ñii samay doom amul concurrence sama diggante ak ñoom jàmm ji may yéene sama bopp laa leen yéene mais itam ñun bi ñuy tëj làmb ji kenn avertirul kenn gouverneur daf noo woo ci sutura ak teraanga ñaan ñu may ko loolu parce que booba it ñun ñëpp suñu bopp ubbu na parce que feebar beeg nit ñi doon dee loolu moo doon man sama bopp bi dafa mujj sax j'avais plus la conscience tranquille moo tax bi du gouverneur ñaanee loolu ñun ñëpp sax dañ ciy ànd ak moom mais ba nu toogee ba xam ne affaire baa ngi wàññeeku ñu ñaan yàlla mu jeex foofu aussi man ma tëb wax ca bi may wax xaaruma kenn man réeroowuma ak gouverneur réeroowuma ak ministre bi ku ci ne woo naa la wax ak moom bi ma leen waxee date bi it ñu ne ma ah loolu de ñaan nañu yàlla nag bala ñuy àgg foofu sax ñu commencé lu bari mais man tam léeg-léeg da ngay may nag bunt état il faut ngay maye porte de sortie léeg-léeg moo tax ma tëb rek joxe date bi ma joxee date it président CNG bi dem na seeti gouverneur ni ko loolu amul problème man ngeen a ubbi en octobre foofu it bira président CNG bi woote réunion dem seeti d'abord ministre bi parce que nag ministre bi moom mooy patron lamb ji secteur am la ministre bi jox ko accord jox ko autorisation pour mu woon bi mu nu wooyee ci doon wax jàpp date yi bi ñu jàppee date yi fekk man jàppoon naa le 7 novembre bi ci laa ko lâché après bi ma xamee ni damay tukki te presque tukki bi dana war a mat weer wala mu jege ko ma ni taxawal ma yokk def ko le 28 fekk le 28 ci am production moo ko jàppoon moo koy remercier d'ailleurs au passage parce que bi ma ko expliqué dafa ni ma même soo ni ma woon bàyyil ñaari date yëpp nga tëgg ko daf koy def donc moo koy sant parce que vraiment amul benn truc de concurrence et de tout ça il a été vraiment Baba Diaw xale bu baax comme ñëpp ñoom ñëpp a baax mais Baba comprendre ni ma grand bàyyil ma jël date bi Quench moo ciy bëri ak mobile 2 ma jël def ko le double moteur du moins ma def ko le 7 yow nga jël sama date le 28 comme CEDEAO daf si waroon profité ci sama lamb mais lamb Quench
ak double moteur aussi c'est daa war a mën a profité parce que combat bu mag la te boobu it bëgg naa sax te faa dafa demandé naa bind naa lettre bi d'ailleurs CNG pour ñu autoriser ma pour sama mbër yi mën a ñëw foofu sax ci làmb jooju pour gën a égayer public bi. mais père am na leen loo xamante ne tamit il faut ñu waxtaan ci tuuti moom mooy gis nañ ni promoteur dañu dugg ci ay réseaux sociaux même yow yaa ngi. taxal sama tekki waaw xaaral ma tekki sama weer yi pour gën laa mën a wuyu. day dalal seen xel te parce que gars yi neen temps yi Apollo dafa bëri seen. ah waaw man ka li ngeen di bëgg nit ñi feebar yi man dara jotuma maa ngi sant yàlla bu baax. mais temps yi lu xew ngeen dugg ci réseaux sociaux yi commencé am ay page Facebook ay page Instagram di def ay publications yu bari promoteurs yi temps yi mot boobu lañ jël ah promoteur yi lu leen neex war nañu ko mën a jël parce que ci seen liggéey la ñëpp di profité genn wàll gi yëpp ci ngeen di profité pour di liggéey di gagné dara ndegam yéen a mën a profité ci suñuy business nag ñu war a mën a jël suñu business quelque part man cee jël une partie exploité ko ci suñu yëf da ngeen di exploité. yow li ngay tëgg làmb rek doy na mais yow Facebook sax baaxoon na ak site internet mais lu tax ngay def Instagram looy ut Instagram. mais attends li may waxatee yéen alalu jaamur ku ciy voyagé war koo gërëm. yéen sunu alal sunu yëpp ngeen di voyagé ba pare bëgg noo siis. mais Instagram bu ngeen ci paay buñ ci commencé dugg day tax xale yi daw génn Instagram. ak xale yi xanaa xale yu soxor yi. macha allah mais ak tamit coowal association des lutteurs loolu est-ce que yaa ngi koy mu am tey ay association yoo xam ñu ngi commencé juddu. yu uteeg bi fi nekkoon bu Gris Bordeaux jiite. waaw mais kooku nag seen xam nga association des promoteurs am na fi ñaari association yi bari nañu léegi ku jóg ni association mais itam association des lutteurs amoon na bu fi nekkoon mais loo gis concurrence yi dafay baax gisoo parti politique yi ñu bare les jeunes lutteurs là aussi am nañu droit xëy na ñoom suñu gisul seen bopp ci association mbër yu mag yi ñu daal di defar seen yëfu bopp des jeunes lutteurs am na fi ay promoteurs de nu mu tuddati association des jeunes amateurs. association des amateurs association yu ne am fi. ngeen bañ jeunes lutteurs yi aussi ils ont le droit suñu gisul seen bopp fële wut seen association. l'essentiel buñ ci xuloo buñ ci xeex rek. man pour te dire keroog bi ñuy réunion dafa am lu ma tënk mais bi ñuy réunion fële ci kii bi dama leen naroon a bett ñëw fa pour encourager leen. bi ñuy réunion fële ci kii BCEAO. waaw. dama ko dégg nii rek man mënoon ñi damay jaar pour décourager parce que pour encourager leen parce que nag Sénégal ñëpp benn que muy association bu Gris Bordeaux jiite wala bu beneen boy bi jiite. mobile ñoom ñëpp ay mbër la làmb jee tax ñu am association. donc il ne faut pas que ñu defa ne ñii dañoo former association pour xeex ci ñii wala la mais jeunes yi mbër yi danoo bari mbër yi 5 associations sax xañ ni ci seen biir danoo bari. dëgg la am na solo. macha allah soo mais je les encourage ñoom mobile yooyu je les dama leen di encouragé bu baax a baax. dëgg la nan góorgóorlu pour mel ni association des grands lutteurs. association bi ñu wax ni ñooy grands lutteurs yi. parce que nag gis nga association yëpp gars yi nag seen bopp rek lañ fi nekkal de ñoom ñëpp. parce que doo jox benn mbër avance ba mu ne la bàyyi bu ma ko jox bëri woon naa keroog jox ko keneen. te solidarité foofu la war a doole. nekku ci ne sa bopp ngay calculer de. moo tax yow nga bokk sax yow association promoteur ban nga bokk. man benn association Gaston la bokk. seen papa la seen mag la seen lijaay. bokk ma ci yooyu. lan ngay tàggatoog père looy tàggatoog père. waaw li may tàggatoog moom waaw. mooy comme doon tàggatoo. yow taw fu mu nekk nii sax. man maa ngi Paris faaw nga ñëw seet si ñu maa ngi Paris. Paris nga ne Paris jege na Paris soriwul. non faaw nga jaar fi. non su ma jaaree te Paris il faut que ma jaar seet la dama demoon sax yaa ngi New York ma doon fa jaar seet la. macha allah incha allah maa ngi lay xaar Paris donc du ma ko def ay question suggestion laa koy def macha allah Beuz wax na ko léegi tey le fait que jamono dox ngeen dox ànd ak moom tey ñu gis la ci Instagram bi gis nañ ci keroog aussi li Nicolas ñu koy nuyu bu baax maa ngi nuyu bu baax a baax aussi Makan Mbengue tey di wax na rek na ngeen fexe tey expérience bi ngeen am ak vécu bi ngeen am ci wàllu entrepreneuriat ak leadership bu ngeen fexe ba créer benn plateforme boo xam ne jeune bu mel ni Beuz wala bu mel ni Toumani wala keneen ak keneen bu ci bëggee bénéficier bu la bindee ba nga mën ko cee tontu partager tey sa expérience boobu ak moom beneen bi ci topp fi may mujjee mooy nag du Beuz muy toog ba jóg fii du ma gaasal waa diaspora bi na ngeen ñuy gën di bàyyi xel
bu baax a baax. mais diaspora bi mais diaspora bi ci la bokk man de diaspora bi sax laa gën a considéré ñu nekk ci réew ma. yàlla xam na ko parce que ñoom déjà coono gi ñu nekk ci àll bi rek dañ leen war a encourager war leen di gën a jàppale lu nu bëggit nan nu koy wax di def seen suggestion pour ñu leen ciy fekk si léeg-léeg ñu defe ni Gaston dafa fermé wu wala keneen dafa fermé wu or que mënuñu fermé wu ñun ñëpp ci diaspora bi la ñu bokk ñun ñëpp jaar nañ ci diaspora tey man ñoom laa yàlla xam na ni ñoom laa gën a fonk sax ñi nekk réew parce que ñi nekk ci réew mi ñu ngi gisanteeg seen i mbokk ñu ngi toog nekk seen i wetu mbokk vraiment di dund Sénégal ñi nag nekk ci àll bi di daan seen doole yi di bëgg a suturaal seen njaboot seen waa kër seen i waajur ñooñu ak coono kaak yëpp ñu muñ ko nekkal fa Sénégal yàlla leen fa jàmm rek di fekk man ñoom laa gën a considéré et puis lépp loo xam ni suñ ko defee dana leen satisfaire danañu ko def su fekkee nag luñ ci xamul it nan nu koy wax parce que ñun mënuñoo xam lépp wala ñu jaarale ko ci buzz ñu xam nan leen di faciliter les accès yeeg yëpp pour boog man de làmb ji ma nekk su ma sayoon ñoom d'ailleurs tey soo gisee ñu gën a favoriser pay-per-view ñoom ñoo tax parce que pay-per-view suñ koy wax suñu doon waa diaspora duñ ko engagé ñoom duñ ci tricher duñ ci def dara dañ koy bëgg jënd seen code dem toog di seetaan buzz xam ne ci dara donc ñoom ni ñuy jàppale ñoom ñu ngi ñuy jàppale bu baax ah ñëw nu taxawaalu ci buntu làmb ji wala di ñaan carte pour dugg parce que mën a toll ci diaspora di ñaan carte pour dugg. mais waa diaspora te làmb ji léeg-léeg mu fees del genn wàll gépp duñu paas te diaspora ku seetaan da ngaa paas. kenn nga leen di tuddee làmb. diaspora non kooku dama lay jox boobu mission nga waxtaan ak ñoom ñëpp su boobaa comme yow mosoo ñëw États-Unis sax su boobaa mën daal les États-Unis France ak yooyu. séeréer kenn du ko dig cere. preuve la xam. yaa ngi saalit de. non dañ koy envoyé mission ci diaspora bi. incha allah. passeport bi réer na. passeport bi lay seet. non su réer ma defaral la beneen. mais macha allah mais père kontaan nañ ci yow bu baax wax dëgg yàlla. non maa gën a kontaan ci yéen. magie de la technologie mu ngi nii tamit sant yàlla ah. mooy affaire mooy nga mun toll ba États-Unis dugg ak gars yi fii di waxtaan ak ñoom macha allah soo pulo ardo toll ba France dugg fii di waxtaan ñoom mais la soo pulo ardo wax bàyyi ci xel bu baax a baax mooy ñun ñi nga xamante ne ay jeunes lañu te bëgg a bénéficier ci seen ay expérience dina baax trop ñu leen di bind seen ay Instagram ngeen ñuy tontu ñuy échanger di discuter ak yéen bu baax a baax macha allah dinañu tax ñun ñu gën a progresser ci suñu àdduna ah kontaan mais loolu rek naan yàlla ngeen progresser yéen suñuy doom ngeen yow soxma la sax doom yow sama sët nga waaw ñu ñaan yàlla ngeen avancé ngeen réussir parce que nag yéen a ngi liggéey bu rafet liggéey bu set parce que seen wëndu naa la ndoog yéen di liggéey mais seen liggéey set na yow xale nga boo xam ni vraiment xale bu am ambition merci am li nga bëgg nga bu bëgg a liggéey bu bëgg a réussir yow ak ñoom tab yeeg ñoo ñëpp donc ñu ngi leen di wax yenn saa yi mu nga ni yenn saa yi mu saf yenn saa yi ay mu saf ay ñoom makan ñëw dugg si biir bëgg a jaxase sa xel bi mu saf quoi non kenn mënu la dugg suñu diggante mais nag yow da ngaa muus ma nga xam ni yow ku la bàyyeeg boppam nga rey ko kenn du la bàyyeeg boppam gone nga mais gone bu ñor nga gone bu sa xel mi dafa ñaw kenn du la bàyyeeg makan du la bàyyeeg papam waaw il faut que muy nekk ci diggante bi léeg-léeg. macha allah mais daal ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ci nag may invité waat rek sénégalais yi ñu bàyyi sunu mbokk yi ak bàyyi seen naataango yi ngeen di feebarloo wala ngeen leen di yéene diwa nga ca kaso ba diwa nga hôpital diw deena diw lii tel sénégalais danoo bëgg dañuy suñu yeewoo suba sax li ñuy jëkk a xool ci site yi mooy malheur nan bàyyi loolu nañu yéenante bonheur au lieu de malheur il faut qu'on soit positif ñu génn ci affaire négatif il ne faut pas qu'on soit négatif moom fenn rek lañ ko soxla ci Covid 19.
foofu la ñu soxla négatif. nañuy positif dans nos affaires dans nos relations et tout ça bàyyi di yéenante musiba Balla Gaye 2 ci jàmm la nekk Bombardier ci jàmm mbëri yëpp ci jàmm la nekk promoteur yaa ngi ci jàmm feebar nag su ñëwee bar dañoo mën a sax a feebar mais ñaanuñu yàlla feebar ñaanuñu yàlla benn mbër feebar ñaanuñu yàlla sax keneen feebar kon nan bàyyi di sos wala kuy sos it ngay sos bokk dans le bon sens mais pas dans la négation dans le mauvais sens c'est pas bien. macha allah am na solo kon gars yi ñu bàyyi xel ci info yi nga xamante ne day tiital gars yi da leen di ragaloo bu baax waa Gaston Production .com Makan Mbengue mu ngi bind ci suuf nee na képp ku bëgg na nga abonné ci Instagram Gaston Production moom la connecté wu nii waaw Père Gaston. waaw wax na dëgg. di échange Instagram Gaston Production après nag dañuy jaar service commercial par rapport ak loolu. annonce boobu. mais yow lation yow traître nga yow liñ la defal lépp jox la suñu combat yu rëy yëpp pourtant da ngaa bari concurrent Ndakaaru léegi de mais yow fexe nga ba liggéey ñëpp ba nu bàyyi ñëpp des ak yow rek. Ardo dara dàqul bu ñu koy commencé liggéeyaat ak Père ci Balla Gaye Bombardier mu ñëw rek toog rek Père moomu mu ñëw mu ne yow Tapha Gueye dem ci àll bi liggéey mu da ngeen mu liggéey. mais yàlla baax na Ardo maa ngi lay encouragé itam. jërëjëf félicité vraiment si vous faites de bonnes choses. Sénégal lii rek la jàmm waxtaan rek kaf. man seen papa la mais comme seen morom la. waaw sama doom yi ma jur sax man ak ñoom ay morom la. wax dëgg yàlla Instagram ñëpp moom suñu morom nga Instagram moom ay xale rek fi ne ku fi dugg moom. mais man yéen a ma mag. waaw man de yéen a ma mag. man xale bu tuuti laa yéen a ma mag fukki yoon ak juróom. macha allah. jaajëf allez. jërëjëf inshallah. merci beaucoup. jërëjëf kooku mooy Père Gaston di kontaan ci moom Sow Poulo Ardo gis nga